dëgg mooy ñetti poñ benn bi mooy lépp lu ñu yëg lépp lu doomu aadama di yëg moo xam daf koy gis moo xam daf koy dëgg moo xam daf koy sentir ci làmmiñ en tout cas ci 5 organes de sens lépp loo xam ne da ngay yëg sa diggante ak àdduna ci biir àdduna loolu ci dëgg la bokk dafay permettre di xàmmee dëgg ñaareel bi mooy lépp loo xam ne dañ koy xàmmee parce que mun nga yëg dara mais doo ko xàmmee moo xam xeet la woo xam li couleur la li nga gis ba pare mënoo ko xàmmee donc loolu dina tax ñu xàmmee tam dëgg li tax beneen ñetteel bi mooy lépp loo xam ne dañ ko nand loo nandul loo comprendrewul mënoo wax ne dëgg la wala du dëgg donc loolu c'est les 3 critères yëg ba pare xàmmee ak nand xam lu mu doon alors léegi naka la ñu defaree dëgg benn bi mooy déjà comme keroog ni ma ko doon waxee balaa nit di wax ci dëgg day wax toujours am na fu xelam di yem c'est-à-dire am na foo xam ne da ngay jàppandi ci foofu moom mooy dëgg bu njëkk bi loolu la tubaab yi di wax postulat mooy loo xam ne dëgg la boo xam ne yow yaa koy tànnal sa bopp c'est-à-dire su ma ne léegi par exemple képp ku dul animateur Subatel la mu dëggoo allemand par exemple donc loolu par exemple su ma ko defee comme dëgg bu njëkk donc ça veut dire que yeneen dëgg yu ma war a am dafa war a méngoo ak loolu mooy logique dafa warul contredire loolu mooy cohérence ak itam am na dimension boo xam ne am na solo c'est-à-dire balan dëgg nekk dëggantaan il faut que ñi nga xam ne moom nga koy waxal ak ñi lay déglu ñu nangu ko su kenn nangul sa dëgg boobu même su fekkee sax yow gëm nga ne dëgg la mais pour mu nekk dëgg il faut que ñeneen itam ñi nga xam ne moom nga jànkonteel moom ngay waxal ñoom il faut que ñu nangu ne li ngay wax ne dëgg la mooy l'acceptabilité alors lan mooy njariñ dëggantaan alors benn bi keroog waxoon naa ko fii talaata bi passé mooy dëgg mooy tax nit di am gëm-gëm su dëgg amul woon gëm-gëm du am ñaareel bi mooy def jàmm lu dul dëgg li président Idriss Seck di wax ne ay kàcc dafay permettre nit doomu aadama rek mu traverser benn instant mais bu buggee dund ci dëgg dëggantaan ci jàmm dëggantaan il faut que mu jiital dëgg ñetteel bi mooy li nga xam ne dafay permettre doomu aadama mu imposer wu ci àdduna parce que su fekkee doomu aadama xàmmeewul dëgg yi nekk ci àdduna bi moo xam les lois de la nature moo xam les lois de la société kon société bi wala àdduna bi environnement daf lay écraser nit su bëgg a soppi àdduna il faut que mu ànd ak dëgg fu dëgg amul rek mënoo soppi moo tax souvent da ngay gis sunu njiit yi baax nañu lool comme di ko Pape Assane di waxee mais comme dañuy soriwaale seen bopp dëgg moo tax lépp lu ñuy def lu dëgër waaw nit bu bëggee def lu dëgër boo bëggee defar ay avion pour ñu naaw il faut que xam-xam bu koy lal mu nekk xam-xam yu dëgg donc dëgg mooy permettre doomu aadama mun a mun a dominer àdduna mun a soppi àdduna mun a am place yi àdduna moo tax moo nekk tax ci Nobel wala mbëggeel c'est-à-dire nit munoo ko bëgg su fekkee da ci li nga bëgg ay du dëgg ba pare par exemple nga gis nit nga ne yaakaar naa ni kii am na xaalis nga jiital xaalis bés bu xaalis bi jeexee sa mbëggal bi day jeex donc ça veut dire que bëgg nit ci dëgg maanaam ci jëmmam lu mu mel ak jikkoom ainsi de suite loolu mooy gën a yàgg que par exemple ay yoo xam ne du dëgg parce que ay alal du lu dëgg du lu yàgg tey mun nga ko am suba mun nga ko ñàkk mais li nga xam ne moom mooy descendi mooy li am maanaam doomu aadama bi lu mu doon ak lan mooy yéenam ak lan mooy ay projet ak lan mooy soxlam ak lan mooy qualité am loolu yëpp dina tax ñu mun a wax ne loolu dëgg la donc même bëgg-bëgg bi mënul dëgër tant que lalul ci dëgg lépp lu nekkul ci dëgg rek dafay dëkk loo xam ne du dëgër alors par exemple suñu xoolee loolu nañu gis ne comme dëgg mooy fabriquer xam-xam te xam-xam mooy tax nit lépp lu muy def mu def ko mu dëgër maanaam mu réussir ko ndam bi mënul nekk sans dëgg beneen bi tam mënul nekk sans dëgg mooy pour nga am sañ-sañ pour def yëf yi lépp loo war a def il faut nga am sañ-sañ bi mënul nekk su fekkee àndul ak dëgg alors lu tax mu métti nag mu jafe lool pour wax dëgg parce que d'abord dëgg ci boppam amul benn dëgg c'est-à-dire ay dëgg moo am kenn mënul wax ne
sama dëgg mooy dëgg bu gën mooy dëgg bu njëkk mooy dëgg bu benn bi keneen yeneen yi lu ñuy waxe mu utewul loolu du dëgg man mun naa am sama dëgg Binta mun na am dëggam donc yooyu yëpp ay dëgg la mën a doon ça dépend lu ñu xoolee àdduna rek ak lu ñu ressentir àdduna donc nekk na loo xam ne dëgg nekkul lu dëgër ci boppam dëgg ci boppam moo nekkul lu dëgër parce que amul benn dëgg yu bari ñoo am dëgg tam mun na bañ a yàgg c'est-à-dire que lu nekk dëgg Sénégal boo demee Allemagne wala boo demee Russie wala boo demee Côte d'Ivoire mun na bañ a nekk dëgg donc ça dépend tam fi nga nekk beneen bi tam mooy surtout booy wax dëgg ci asamaan si ci xeer yi ak lépp loo xam ne dundul tout ce qui est inerte y a pas de problème mais booy wax dëgg doomu aadama il faut nga sóoraale lu bari mun nga ko gaañ mun nga ko toroxal mun nga ko def loo xam ne daf koy métti xam nga loolu nag c'est différent donc ça veut dire que dëgg sax c'est boppam mooy loolu xool nit ci kanamam mu wóolu la ba pare nga wax loo xam ne dina ko méttiloo loolu tas yaakaar lay doon te mun na dem di la bañ parce que li nga ko wax noonu da nga ko bett parce que il attendait peut-être nga supporter ko nga fennal ko sax wala nga bañ a wax dëgg donc ça veut dire que souvent bu ñu waxee tam dëgg doomu aadama yi bu ñu jàkkaarloo ak doomu aadama mu xool ñu bët ci bët dafay métti ñu wax ko dëgg et beneen bi tam mooy dafa laaj fit dafa laaj fit par exemple boo nekkee ministre ñu président de la république wala comme Thierno Alassane Sall lu mu def mu ne la defal li nga ne ko monsieur le président lu ma ko def nga xam ne yow boo deful loolu mu dàq la donc nga perte sa teranga ak yooyu nekk na loo xam ne tam lu métti la donc loolu tam courage la laaj nga xam ne loo war a ñàkk rek war nga ko ñàkk nga war a des ak sa dëgg wala dëgg bi nga xam ne moom ngay défendre. professeur point boobu am na solo. waaw te sonal nañu. et c'est ça la grande difficulté parce que su fekkee da ngay wax dëgg te ñàkk sa teranga su fekkee da ngay wax dëgg te ñàkk say xarit. su fekkee da ngay wax dëgg te ñàkk jàmm loolu mooy métti mooy métti ci ñu bari moo tax du ñu mun a wax dëgg. et puis beneen bi tam mooy il faut nga bëgg doomu aadama. kenn ku mel ni maam Abdoul Aziz Dabakh nekkoon na koo xam ne toujours. dëgg moo nekkoon xaritam. lu tax parce que dafa bëggoon doomu aadama. man sama bopp mosoon naa toog ak moom du benn yoon du ñaari yoon mais saa yoo ñëw seet si ko dafa mel ni yow ak moom rek yoo nekk ci àdduna parce que dafa bëgg doomu aadama yépp te bëgg doomu aadama dina tax nga bëgg a wax dëgg parce que boo bëggee doomu aadama nit boo ko bëggee dëggantaan da nga koy wax dëgg. mais boo bëggul nit nag da nga koy xalamal. wax ko lu mu bëgg a dëgg. doo ko wax dëgg bi te loolu day amul mujjantal. donc ça veut dire que précisément am xol am fit et surtout xam lan mooy dëgg xàmmee dëgg loolu moo jafe looloo tax justement wax dëgg dafa yombul suñu dëkk mais war nañu mën a góorgóorlu parce que non seulement yàlla dëgg la bëgg mais ñun suñu teranga suñu ndam yépp bu ñu ko bëggee rëyal il faut que mu am dëgg te dëgg bi non seulement dañ ko war a dund mais dañ ko war a wax te défendre ko même su fekkee dañ ci am ay jafe-jafe. jafe-jafe mu mel ni loolu nekk na loo xamante ni c'est vraiment un fait d'actualité. Madame Cissé Binta Ba mooy que jamono ji réew mi fii boo fi doonee waxkatu dëgg de. waaw dañ lay suul. billaay ni ñuy suulee ndaanaan. maa wax lii dañ lay yóbbu nga tàllal ba foofu noonu. nga xam yaa ma gën a xam. professeur bëgg naa nga leeralal. ci li ñuy faral di wax olof dafay faral di wax dëgg buy def fen buy defar moo gën dëgg buy yàq yow loolu naka nga ko gisee. wax bu màgget la waaye du dëgg bu màgget. waaw parce que en fait dëgg tam gis-gis la rek. su fekkee li ngay wax dafay yokk fitna. jarul wax. américain dañuy wax toujours ne wax dëgg nekkul lu nekk nga wax ko. mais lépp li ngay wax war na méngoo ak lu nekk. suñu ma nee ku ñëw fii ne ma est-ce que gis nga madame Cissé. su fekkee gis naa la nee na gis naa la su fekkee dañ ma ne fu mu nekk ma ne ko mun naa wax ne duma la ko wax. mais loolu fit la. te fen loo mais boo nee lu muy def foofu day naan café alors que day lekk ci dibi. xam nga loolu fen la. et peut-être que loolu da nga yaakaar ne day defar mais yow ñàkk am fit. wax nit kii ne du ma la mun a wax lu muy def. loolu mooy problème donc ça veut dire que toujours. amuñu benn obligation di wax lu dul dëgg. voilà c'est ça amuñu benn obligation waaye nag amuñu benn obligation di wax dëgg boo xam ne dafay yàq. moo tax ci sunu société Afrique Sénégal. surtout ci ñun mandeng yi
ay ñi nga xam ne ñoo doon wax dëgg mooy géwél yi parce que c'est des professionnels de la communication dañu maîtriser waxin bi xam nañ nu ñu waree wax dëgg te du métti ci kaf ak reer ak wax yu rafet te nit ki sax dina xam ne lii dëgg la lu mu métti mën na ko absorber mais yow boo ñëwee ak sa mer nga wax nit koo xam ne loo xam ne mu ngi sa xel te surtout mer moo ànd ak ci sa xel donc su booba dafay yàq da ngay yàq donc toujours ñu on n'a aucune obligation di wax lu dul dëgg waaye am nañu obligation di wax nit kii ne lii mënuma la ko wax. Professeur, obligation boobu ça y va de la liberté d'expression qui est un peu piétinée un peu partout même sa biir kër sax ci cour commune kër gi da ngay gis ne ni boo amee liberté d'expression rek di naan kii dafa sañ wax kii ni mu dëgëree bët kii ni mu woowee bët et c'est une forme justement de piétiner cette liberté d'expression là moo tax wolof Njaay doon ko muuree naan yow dëgg buy defar fen buy defar moo gën dëgg buy yàq alors que la personne a l'obligation, c'est-à-dire l'engagement elle-même de se dire je n'ai pas envie de parler. Ça y va de ça, professeur. Je n'ai pas envie de parler. D'accord, j'ai vu Madame Cissé, mais je n'ai pas envie d'en parler. am na benn exemple mooy journaliste yi yéen journaliste voilà yéen journaliste yi bu ñu leen yóbbee tribunal ne leen wax leen kan moo la wax lii ngeen ne c'est ma source je la protège yow journaliste bi mën nga dem kaso mais tu l'acceptes parce que sa métier bi boo waxee ki la ko wax keneen bu dul wóolu journaliste donc seen liggéey dafay yàq donc à partir de ce moment tu acceptes loolu fit la laaj nga accepter wax ne du ma la wax loolu monsieur le juge léegi juge bi tëj ko parce que loolu mënu ko wax bu ko waxee rek day yàq liggéeyam day yàq liggéey journaliste donc loolu c'est toujours important ñu xam ne surtout doomu aadama dafa sensible donc doomu aadama dëkkul loo xam ne lu nekk nga wax te du nekk lu surtout boo nekkee ci mer nga noppi moo gën parce que boo waxee rek da nga yaakaar ne dëgg nga wax waaye non da nga yàq parce que mun nga wax dëgg sax nit wala lu baax nit mais bu ànd ak mer mu gis ko neneen donc mu indi fitna donc dafa laaj mandu dafa laaj tam beaucoup de calme et de sérénité pour que dëgg bi mun a nekk et puis surtout beneen aspect bi nga xam ne am na solo mooy ñun en fait doomu aadama du sénégalais rek doomu aadama dafa bugg lool ñu wax ko lu dul dëgg surtout par exemple sunu njiit yi dem ma ngi doon waxtaan ak sama benn xarit Souleymane Gaye nekk administrateur groupe G88 nee na ma dafa xam kenn koo xam ne daf koy wax ne mais gis nga bu ñu ñëwee quoi ci ñoom mais gis diw dafa ma bugg daal parce que saa yu mu waxee ci man lu baax lay wax ci man donc voilà daf ma bugg parce que saa yu mu waxee ci man dafay wax lu baax man xam naa kilifa boo xam ne boo demee ngeen nekk 30 personnes 29 yi bu ñu waxee lu baax ci moom kenn kii ne ko waaye monsieur le ministre wala kilifa bi yow lii moom baaxul suy tontu kooku rek lay tontu pour wane ni ko non li nga wax du dëgg parce que bëgguñu dëgg koo xam ne lu mu wax àndul ak yow li nga bëgg a dëgg. te doomu aadama surtout boo nekkee njiit doo dëggul li la neex li neex sa xol da ngay dëggul toujours li neex sa xel. On aime être caressé dans le sens du poil. Voilà. Et ça fait plaisir quand même aussi. Oui, mais c'est bien pour des gens comme toi et moi. On n'a pas de responsabilité au niveau de l'État, au niveau des entreprises. Mais boo nekkee njiit da nga war a toujours xool nit lu mu lay wax. nga xool nga bàyyi sa xol bi. tëju ko. dégul ko ak sa xel. lu mu la wax su fekkee neex na sa xel def ko. lu mu la wax nag su fekkee sa xol rek la neex bañ ko def parce que xool nekkul loo xam ne daf lay jàppale ci jël ay décisions donc c'est extrêmement important là aussi. Très bien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est une leçon d'humanité de plus. Ne vous laissez pas piétiner votre liberté d'expression.